bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin amma ba'du. qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani az-zaatul muqaddasa. kon suñu lu ñu war a gis ci suñu maanaam wala boog suñu jotaay yi ñu ngi ci doon gis maratibul wujud maanaam martabay mbindeef yi maanaam nekkteef plutôt nekkteef wala martabay nekk gi les dimensions de l'existence. voilà maanaam yan xeeti dimension la am ci suñu jotaay bi weesu yegg si woon nañ ci fi nga xamante ne moom lay waxee ci alkanzu ñu leeral ko ndax am na solo maanaam ñu ngi woon ci alkanzu sani ci alkunuzul ashara ci maratibul wujud. voilà kon ñetti martaba la globalement martaba bu njëkk bi mooy martabatu az-zaatul muqaddasa mooy nekk gi nga xam ne aji sell la ci kayawaay ci anam goo xamante ne xel yi mënuñu koo daj. ñaareelu martaba bi mooy martabatul uluhiyya mooy nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko mu dong. ñetteelu martaba bi mooy martabatul asma wa sifat mooy tur yi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak meloom yi. foofu nag ci la amee li ñu tuddee at tajalliyaat feeñuwaay yi nag dafa am yoo xamante ne dafa aju ci zaat am yoo xamante ne dafa aju ci al asma wa sifat. loolu mooy liñ gisoon ci suñu jotaay yi bii weesu benn bu ci nekk taxawoon nañ ci as tuut léegi nag ñu war a ñëw benn bu ci nekk ñu taxaw ci dëgg-dëgg. mu ne fa zaat kon bu njëkk bi moom mooy az-zaatul muqaddasa kon loolu moom mooy bu njëkk bi. li nga xam ne nag fii balaa ñuy dugg ci wàllu googu mooy nekk boroom subhaanahu wa ta'ala li ñu tuddee az-zaat mooy nekk-nekkam. xam nga ci jotaay yi weesu yële ci ginnaaw buñ xoolee ñetti jotaay yi maanaam li ko dalee ci ñetti jotaay ci ginnaaw ba juróom benn jotaay ci ginnaaw dañoo taxawoon ci benn mbir bu ñuy wax jawharul fard. xam nga xam yéen bu dee yéen a koy fàttaliku di ngeen gis ne dañ cee taxawoon ci anam goo xamante ne ngir leeral benn xaqiqa boo xamante ne mooy borom subhaanahu wa ta'ala fi mu ne wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa illaa bil haqqi binduñu asamaan yi ak suuf si li ci diggante gi ludul ci dëgg googu lañ ko jëlee ndax xalq mbind fokk mu am ci lu mu jóge xaq boobu muy dëgg gi nga xam ne mooy al-haqqul maxluuq muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqam te moo loolu la ñuy wax al jawharul fard. maanaam ba ñu gisoon sax ne tey bu ñu xoolee dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy mutakallimuna yi dinañu wax bay wax ci jawharul fard maanaam ñi ko nangu ci ñoom ci biir ash'ari ak mu'tazila yi masalan muy ci waa ahlu sunna wal jamaa ak ñenn ci kuréelu bid'a yi. kon dinañ gis ne jawharul fard boobu ñu doon wax xaqiqa la ko maanaam mbir la boo xam dafa réel sauf que wuute nañ quand même ci ndax benn réalité la rek boo xamante ne maanaam benn cosaan la boo xam ne mbindeef yëpp ci lañ amee wala ay jawhar fard yu bari lañ selon xaqiqa mbir mu ne yooyu yëpp wuute nañ ci waaye loolu moom moo taxoon ñu ne ñun li ñu gis ci mbir mi mooy dafa am benn jawhar boo xam ne moom mooy bu mat bi ñu tey ko jawharatul kamal boobu moom moo dajale jawahir yi nga xamante ne yëpp fard lañ benn par benn lañ te mooy xaqiqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais vraiment sookulu xaqiqa bi maanaam cosaanu xaqiqa bi et que yeneen jawhar fard yëpp ci moom lañu tegu ci moom lañu tegu muy kon ay mën nañ ni ay sous-partie ci xaqiqa bu mag boobu nga xam ne mooy réalité bi nga xam ne moom mooy bu perfectionné bi bu mat bi la substance de la perfection jawharat al kamal voilà
parce que lu am solo la maanaam pour ñu gis ne xaqiqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la lépp départ ci la lépp basé woo sauf que gisoon nañ ne xaqiqa boobu même bu fekkente ne ci la lépp départ ci moom la lépp départ moom waajibul wujud la mais li ghayrihi moom maanaam ak amam dafa war mais ngir keneen ngir leneen mais pas ngir jëmmi boppam te am na beneen mbir boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la aussi mooy ne ci suma juumul waxoon nañ ko mooy ne jawarul fard existence am maanaam ak nekkam tegtalewul maanaam du loolu mooy tegtale nekku yàlla déedéet nekku yàlla te ca foofu lañ jëm nii looloo tax ñu fàttali nekku boroom subhaanahu wa ta'ala jawarul fard du moo ko démontrer déedéet parce que jawarul fard li muy démontrer rek lenn rek la loolu rek lay leeral mooy lan mooy ne amu mbindeef fi dafa am fu mu tàmbalee dafa am élément de base boo xam ne ci la am bi tàmbalee te loolu benn substance la boo xamante ne ci la lépp génnee loolu lay leeralul ne que ni substance boobu maanaam loolu nga xam ne ci la lépp tàmbalee que ni moom ci boppam yàlla la wala boog moom ci boppam amul lu ko amal déedéet leeralul loolu lu mat a bàyyi xel la parce que maanaam point bu mat a bàyyi xel laa nekk di souligner nii nañ ko bàyyi xel bu baax a baax selon ñenn ñi dañuy ne def philosophique ñenn ñi dinañ ne dafa et cetera bon wax ay bon en tout cas lu ñu mën a kii rek nuñ ko mën a tuddee voilà mais en tout cas mbir la moo xamante ne point la boo xamante ne dafa mat a bàyyi xel parce que lépp lu ñuy wax di ko tudd di ko démontrer il faut que tam mu nekk loo xamante ne day dëppoo ak argumentaire boo xam ne day jub te day tegu maanaam mu bañ a nekk rek loo xamante ne day tegu maanaam ci ay supposition yu ay supposition ay et cetera déedéet faaw mu nekk loo xamante ne ay démonstration moo koy indi naam léeg-léeg nag mun am ay xaqaa'iq yoo xam ne mooy ay réalité spirituelle réalité seigneuriale yoo xamante ne ay dëgg lay doon mais munuñu ko maanaam nit ki xelam du dem ci xool ndax loolu dëgg la wala déet fekk xamugu ko d'abord maanaam il faut mu xam ko d'abord masalan tey nii woon na koo xamante ne xamul xaqiqatu muhammadiyya ba pare muy wut lan mooy tegtale ne xaqiqatu muhammadiyya dëgg la maanaam xam ko bu ko xamul rek du wut du xool ndax loolu dëgg la léeg-léeg mais nag bu demee ba nga xamante ne maanaam dégg na akabirul aarifina yi suufiyanke yi di ci wax di ci développer di ci maanaam wala yu mel noonu ba mujj gi benn moom mu convaincre ne effectivement dëgg la ñun ñëpp ci ruux yenent bi saa sam leeru yenent bi lañ ñu bindee te ci lañ ñu amale ak yu mel noonu boobaa nag après ci lay commencer mais effectivement loolu war na mën nekk dëgg bu demee ba borom subhanahu wa ta'ala def ci xolam leer googu gu dëggal loolu rek léegi nag questionnement bi posé wu ci moom mooy mais lii nan mooy wane ni dëgg la maanaam lan mooy wane ni lii dëgg la donte man gëm naa ko parce que il faut ñu bàyyi xel benn biir te loolu waxoon nañ ko ci njaal benn jotaay yi waxoon nañ ne jotaay yii nii dëgg la que ni ci buntu tasawuf lañ ne buntu xaqaa'iq ci lañ ne waaye ilmul kalaam da ci am doole maanaam ilmul kalaam mooy kii théologie yaakaar naa noonu lañ koy waxe théologie maanaam daf ci am solo voilà daf ci am solo lool parce que donte ay xam-xam la yoo xamante ne leer la ci yu boroom subhaanahu wa ta'aala di wàcc ci xolu jaamam bi mu sopp waaye boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam léeg-léeg mu dimbali lenn ci jaamam yi ba ñu mën a gis dëgg-dëgg ne dëgg la que ni leer la mais yow mi nga xamante ne boroom xel nga rek maanaam boo xamante ne xëy na loolu yëpp mën nga ko bañ a xam mën nga ko bañ a ràññee mën nga ko bañ a xàmmee nan ngay def maanaam nan la ñuy dimbalee nit ku mel noonu ci ñu leeralal ko ni lii am na te mbir mi yanu maanaa maanaam mbir mi yanu maanaa am xelam mën koo dégg mën a leer ci xelam bu leeree ci xelam rek day daal di am jeexital ci xol bi bu boobaa xaqaay yi tamit day ubbeeku ci moom maanaam te loolu dëgg-dëgg moo tax ñuy taxaw di sonn bon entre guillemets coono sax taxu ko ci am walillahi alhamdulillah mais taxut maanaam coono gi taxu koo demee noonu daal maanaam mais waxin la rek maanaam ñuy sonn ci
di bëgg di leeral li nga xamante ne moom moo aju ci xaqiqa yooyu noonu di voilà di leeral di aju ci xaqaayiq yooyu noonu kon tey buñ ne ilmul kalam maanaam kon dëgg-dëgg day leeral mbir moom maanaam day def moo tax ñu ne daf ci am solo et que pour wax ne xam-xam yi wuute wuñ waaw comme li Seydina Ali karramallahu wajhahu wax ne xam-xam yi wuute wuñ ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi réer mooy ñi nga xam ne ñooy ignorant yi juxaali ñoom ñoo jël xam-xam yooyu def ko ay points yu bari mais xam-xam moom benn point kese la te lépp ci borom subhaanahu wa ta'ala la jóge beneen mbir bi nga xamante ne tam mat na bàyyi xel te loolu souligné woon nañ ko mooy ne dëgg dañ ko war a nangu ak nu mën a mel te wut dëgg maanaam jéem a xam lan mooy dëgg te jéem caa nekk jéem a sàmmonteeg moom mooy li nga xamante ne moom mooy li am solo képp koo xamante ne dafay wut xam-xam wala boog dafa bëgg ak texe àdduna ak alaxira faaw mu nekk koo xamante ne dëgg moo koy ñor maanaam ci dëgg lay wuti ci dëgg moom mooy nekk li nga xamante ne mooy élément bi nga xam ne moom mooy conditionné gis-gisam yëpp ak ay doxalinam itam parce que maadaama ne xam na ni lii mooy dëgg ala kulli xaalin buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ci loolu la ànd te xam-xam képp koo xamante ne jàpp na ne li nekk fi moom xam-xam la moom warta bañ dëgg te daf ko war a nangu te du ragal gëstu maanaam dëgg du ragal gëstu c'est-à-dire que tey saa yoo xamante ne yow li nga nekk ak li nga yor ak li nga jàpp loolu moom mooy dëgg yow doo ragal ñu def enquête ci mbir mi doo ragal ay investigation ci mbir yi waaye képp koo xamante ne saa yu ne nañ def investigation ci mbir yi nañ def enquête nañ contrôler affaire yi nañ xoolaat bu baax nañu jël mbir yi def ci ay analyse ak yu mel noonu yow ngay ragal di tiit di yokki ak di am looy ragal loolu tegtal la ci ne du tegtal ci ne yoroo dëgg waaye tegtal la ci ne yow wóolu woo ne li nga yor dëgg la maanaam loolu tegtal la ci ndax maa ngi fàttaliku xaw na yàgg def na fukki at ca ginnaaw wala fukki at ak juróom maanaam voilà après loolu la def suñu muqaddam dañu waxtaan ci tarixa tijaaniya ñu waxtaan ci ba yàgg mu ne ma am ak maanaam am solo gi mu am solo ci téye ko mais surtout maanaam gravité bi nekk ci jàpp ko ba pare bàyyi ko biñ ci waxtaanee noonu ba noppi maa ngi fàttali boobu ñu ngi woon Gerland moom xam naa na ko fàttali mu ne ma mais yow kon li nga def wóoru la man ko lan laa def mu ne ma yow da ngaa teel a jël wird quoi man ko déedéet bien sûr loolu nag justement c'est-à-dire que avant ma koy jël man en tout cas ci li ma concerné man jéem naa xool ba am kóolute ci sama xol lu dal lool sama xel ci ne lii dëgg la ma doog koo tey jël parce que xam naa conséquences yi nekk ci jël ko ba pare bàyyi ko maanaam justement moo tax sama xel dafa dal ba pare ci mbir mi ba mu leer ma ni lii moom dëgg la goo xamante ne raxul caaxaan ma doog koo téye te loolu justement moom mooy maanaam joxewuma exemple ci ne ni may doxale baax na mais li ma bëggoon a wax foofu rek mooy que ni effectivement képp koo xamante ne da ngay ragal ne maanaam ay investigation ay recherche parce que moom li ma doon wax mooy def ni ma parce que yow da nga am benn esprit critique bu garaaw bu ne ci yow di lijjanti fii di gëstu xam-xam yi tout le temps damay ragal benn bés nga découvrir benn mbir boo xamante ne day tax nga bàyyi mbir mi maanaam loolu la ma doon wax en fait justement maanaam loolu nag laa ko doon dalal xelam ci mbir moomu tamit ne ko du incha allah maanaam mënta demee noonu ndax dañ ko gëstu ba pare doog cee dugg maanaam kon li nga xamante ne moom mooy liñ jublu ci wax ji yëpp maanaam liñ ci jublu yëpp mooy ne dëgg dafa nekk loo xamante ne moom du tànn maanaam du tànn kan moo ci ne déedéet yow yaay ñëw maanaam conformé wu ci moom yow yaay ñëw di conformé wu ci moom mais moom du fi nekk naan waaw bu ma sañoon kii ñëw bu ma sañoon kii ñëw déedéet yow yaay ñëw par force nga conformé wu ci moom te boo conformé wul ci moom ba daa iman dana am ay jeexital ci adduna wala àllaxira maanaam day am ay jeexital kon ci kaw loolu li tax ñu wax ji maanaam mbëmbëstali ko wala maanaam mooy introduire ko laytaayale ko li nga xamante ne moom lañ naroon wax mooy ne dafa am benn mbir bu am solo nañ ko bàyyi xel mooy jawharul fard suñ koy wax wala boog maanaam nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala surtout
ak xaqatul muhammadiyya am yooyu noonu yooyu ay mbir la yoo xamante ne dëgg la c'est-à-dire que tey jullit bi warut a ragal taxaw ci kanamu ate bi di naan day débattre ak moom wala day remettre en cause dëgg-dëgg moom li mu gëm masalan warut a ragal tamit taxaw ci kanamu yahuud bi wala nasaraan bi wala keneen mu koy remettre loo en cause ne que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam li mu indi mooy dëgg loolu waru ko ragal dafa war a nangu ñu taxaw luñ ñutu ko détail par détail ba ñu xam ndax lii dëgg la waaw wala déet beneen mbir nag bi nga xamante ne kon foofu la ñuy tàmbale te mooy az-zaatul muqaddasa xaqiqatan moom mooy question bi gën a rëy bi am maanaam question bi nga xamante ne moom moo gën a màgg mboolem question yi sujet bi gën a rëy mboolem sujet yi te moom mooy bi nga xamante ne moo gën a alimenter mboolem discussion yi ba ko la ko dalee ci àdduna bi ba mu amee ba léegi mooy lii wër-wërloo ci ndax yàlla am na waaw wala déet maanaam ndax yàlla ci boppam am na ak moom mooy kan parce que te yooyu ay masala la yoo xamante ne maanaam li ñu tuddee ay question existentielle la c'est-à-dire que képp kenn daf koy xalaat képp kenn mbir mi question bi lu mu bon dina ñëw benn yoon ci sa bés maanaam booy commencer màgg ngay commencer xalaat ne est-ce que vraiment yàlla am na est-ce que dëgg la te léeg-léeg sax nit ki gëm ko ba noppi mais de temps en temps affaire bii dellu si waat ci moom muy xalaat mais est-ce que vraiment yàlla am na quoi ak ay questions yoo xamante ne am nañ duñu nag taxaw fii dem di ñëwaat ci démonstration yëpp en détail benn par benn déedéet dëgg la waroon nañ ko mën a def mais dañoo jàpp ne maanaam résumé démonstration bi day doy waaye démonstration bi maanaam taxaw giñ ci taxaw ak setantal giñ ko def yaatal giñ ko yaatal ak tamit questionnement yi mën a juddoo ci démonstration yooyu loolu bi ñuy def sax taxawiya bi leeral nañ ko ci ba mu leer nañ walillahi alhamdu wal minna ba nga xamante ne amul benn yéefir bu mën a ñemee taxaw maanaam xattaaba maanaam ni taxaw ne seen démonstration bi xëy na baaxul non limite bi lii la wala laala loolu moom du ko mën parce que tout simplement mbir mi dafa leer nañ te dañuy déparé ci ay base te loolu am solo la mooy li ñu tuddee badahiyaat yi wala boog musallamatul aql maanaam musallamatul aql mooy yi nga xam ne xel yi dañ ciy womatu tubaab di ko wax axiome c'est-à-dire que bon en philosophie bon am na principe boobu aussi maanaam axiome mooy musallamatul aql mooy yi nga xamante ne man ak yow yëpp bu ñuy tàmbali dañ ciy déparé nangu ko te loolu noonu man ak yow buñ ci d'accordul suñu démonstration du mën a dem maanaam suñu waxtaan du mën a dem loolu nag dañ koy soxla ci mboolem waxtaan maanaam mboolem waxtaan buy mën a am diggante ñaari nit bu ne wala boog wuute gu ñu am bu ne waxtaan woowu daa war di déparé ci ñuy ne am na mbir moo xam ne ñun ñii ñëpp kenn mënu koo bañ maanaam faaw dañ cee war a d'accord voilà mooy mooy li nga xamante ne ay musallamatul aql lañ maanaam xel yi dañuy wommatu ci loolu dañ koy wax tamit badahiyat mooy yi nga xamante ne ci jàlbeen rek nit ki daf koy xam maanaam jarul démontrer léeg-léeg tamit ñu koy wax ak daruriyat maanaam mooy daruriyat yi mooy yi nga xamante ne ilmu daruri la maanaam ci la jóge mooy xam-xam boo xamante ne nit ki day loru ci mën koo nangu ci anam goo xamante ne tey bu bëggoon a toog di sikki sàkk ndax loolu dëgg la waaw wala déet moom ci jëmmi boppam day am jafe-jafe pour mën a xam nan la war a mën a tàmbalee ngir weddi ne lii dëgg la wala déet masalan tey nit ki xam gi muy xam ne moom am na maanaam et que moom existe na maanaam tey nit ki bu bëggoon a toog di douter ci moom ndax am na waaw wala déet moom ci boppam day am jafe-jafe xool maanaam bu ko bëggee douter démonstration wu doute bi ci boppam maanaam pas démonstration ne loolu dëgg du dëgg loolu déedéet mais doute bi donc démonstration bi moom fan la war a tàmbalee pour mën koo teg loolu rek da ci am jafe-jafe ndax adduna bi am na ndax asamaan si moo ñu tiim ndax suuf si ci la ñuy dox et cetera kon yooyu mooy ay musallamatul aql lañ maanaam kon ci côté boobu lañ ciy nekkee di wax parce que mbir nekk daruri maanaam nit ki jàpp ne lii évidence la loolu mu jàpp ko ci xelam rek taxul mbir mi nekk évidence déedéet évidence pour mun mbir mi nekk évidence parce que tey léeg-léeg nit ki mën ngeen a toog di waxtaan ci benn mbir waa ji ne la évidence la mbir mi évidence la alors que déedéet évidence la ci moom mais du évidence ci ñëpp loolu day am wala léeg-léeg mbir mi nit ki jàpp ne évidence la parce que moom ci jëmmi boppam dafa juum déjà ci perception mbir mi déjà loolu nag li koy indi mooy njuumte léeg-léeg day am ma jox la ci exemple
loolu parfois gars yi dañ koy wax maanaam moom la ñuy wax le bon sens maanaam de même bu dee dañ ne c'est la chose la mieux partagée en réalité bon sens de nit ki daf ciy juum lu bari loolu moom mooy le moo tax mbir mi nekk la nit ki jàpp ne lii évidence la fekk xaajul bay nekk évidence exemple bi ma lay jox tey mas nañ ko joxe ci cours usul yi wala yooyu maanaam mooy tey nit ki bu ne suuf si dafa tàllalu maanaam dafa tàllalu loolu évidence la ci moom maanaam loolu évidence la ci moom maanaam ngir ne bon sens am loolu la ko jox alors que en réalité suuf si tàllaluwul suuf si dafa rond maanaam dafa en tout cas forme ovoïdale la yor maanaam nekkul forme boo xamante ne dafa tàllalu carrément li tax moom mu jàpp ne bon sens la mooy day taxaw ni seen lépp jub par exemple bu taxawee seen xool ci kanam lépp jub wala boog mu ne musuma gis kuy dox ba pare juutu maanaam bopp bi juutu loolu yëpp comme musuma koo gis loolu yëpp day tegtale ne kon suuf si dafa tàllalu loolu ay maanaam moom évidence la ci moom mais c'est parce que mbir mi dafa ajuwul ci xam-xam parce que bàyyiwul xel mboolem éléments yi tax bu xoolee gis ne ah suuf si kat warta mën a nekk lu plat parce que par exemple tey lu tax bu ma xoolee asamaan si mu mel ni këll par exemple loolu bu ko xooloon rek de war na loolu rek déjà dafa maanaam bu xoolee nuage asamaan si day gis ne dafa mel ni affaire bi dafa xaw a këll et que dafa am horizon par exemple et cetera ak yooyu noonu loolu maanaam dafa am foo xamante ne maanaam booy xool ci sa kanam day mel ne asamaan si suuf si dañuy laalante ci benn place ci kanam a kanam maanaam fa sa bët yam te loolu nit ki su koy xool day jàpp ne kon maanaam asamaan si ak suuf si kon dafa am fu ñu daje ci suuf te loolu amul tamit mais loolu moom mën naa jàpp ne évidence la et cetera maanaam yooyu laa la bëgg a wax ndax ne jant bi maanaam moom tout le temps day wër suuf si loolu moom mën na koo jàppee évidence ndax jàpp na ne loolu bon sens moo ko jox que ni jant bi daf koy gis saa su nekk muy jóge penku di dem sow kon jant bi moom mooy wër suuf si alors que loolu demeewut noonu et cetera mais il faut mu def ay analyse yu poussées ci mbir yi pour mën a xool ne mais est-ce que du kon contraire bi moo am est-ce que du kon suuf si moom ci boppam mooy wër jant bi wala boog moom ci boppam mooy tourner ba tax jant bi ñun ñu koy gisee nii daa iman maanaam suuf si moom mooy tourner boppam et que jant bi par rapport ak ñun fi ñu nekkee moom ci boppam yëngatuwul maanaam est-ce que du loolu xam nga yooyu yëpp ay questionnement la yoo xamante ne nit ki mën na jàpp ne mbir mi évidence la parce que ci moom la nekkee évidence alors qu'en réalité nekkul évidence parce que moom dafa jàpp ne lii bon sens la ci moom mu jàppe ko comme évidence maanaam loolu tamit mbir la moo xamante ne mat a bàyyi xel la yii yëpp nag ay xam nga lu tax ñu di ko wax mooy ne pour ñu bañ a minimiser benn argument ñu bañ a minimiser benn questionnement parce que questionnement képp koo xamante ne yow sa laaj yi dafa bari c'est que li ngay laaj kiiwul ko dafa leeru kiiwul dafa maanaam di yooyu il faut pas que ñu koy def bien sûr maintenant nag am na ci mbir yoo xamante ne bu affaire bu xësee ba leer maanaam nga ci wëlbatikuwaat di ci questionner wu ci questionnement yoo xam ne légitimul et cetera loolu mën nañ ko nangu tamit loolu aussi am na loolu tam buñ ko mélanger buñ jaawale loolu ak li nga xamante ne moom lañ nekk di wax nii mais liñ bëgg a wax moom mooy dafa am question yoo xamante ne parfois day existentiel c'est-à-dire que ndax mais man lan moo ma fi indi mais ñun damay dégg ñu wax yàlla mais yàlla boobu c'est vrai que est-ce que moo amal adduna bi mais lan mooy wane ne am na et cetera nga gis te loolu noonu képp kenn da koy poser ba pare képp koo xamante ne am na doom par exemple ba mu yegg ci yenn at yi dina xam ne faw doom ji dina ko laaj soit moom dina ko laaj keneen ku mu wóolu et cetera parce que ay questionnement la yoo xamante ne bu xale bi commencé màgg tuuti rek ñetti at ñeenti at même pas wala juróomi at maximum juróom benn at dina commencer poser question yooyu ba pare di commencer laaj naka la mbir mi demee ak ñun nan lañ def kon bañ amal ñu est-ce que nan lañ créé woo ñun nan lañ def bay ñëw et cetera et que li fi nekk lu ko fi indi mais lan moo tax mbir mi demee nii mu demee et cetera yooyu ay question la yoo xamante ne xale yi képp ku am ay doom laa lay wax nii su fekkente ne xale yi am nañu ak ubbeeku ci kanamam dina dégg ñu koy poser question yu mel noonu ndax ay question yoo xamante ne la maanaam xale bi ci boppam da koy soxlaa xam maanaam ngir mën a xam moom mooy kan parce que yooyu yëpp ay question yu muy poser wu la te nit ku nekk ku normal
parce que bu fekkente ne gis nga ne sa doom musul posé wu question boobu mooy ne intelligence am dëgg-dëgg am na fu mu yem te question yooyu noonu du question yoo xam ne dañ naan question philosophique la wala question théologique la wala question je sais pas leneen ak leneen déedéet question yooyu question existentielle la c'est-à-dire que nit ci boppam mooy posé wu question yooyu te ay question la yoo xam ne mboolem civilisation yi ci mboolem bërëb yi ci mboolem jamono yi dañ koy posé wu te day nekk xalaat boo xam ne soit dañ koy posé wu ba pare di ko daw wala boog ñu posé wu ko ba pare taxaw ne fokk ñu am tontu bi léeg-léeg nag posé question ba pare di ko daw day am voilà maanaam xel mi ngi fi non ça va bàyyi li ngay laaj yooyu kenn woo ko sa xel mi nag loolu bul posé maanaam loolu dana mën na ci am bul posé loolu bu ci wax c'est que nag yow li ngay laaj dafa garaaw ay problème nga fi bëgg a indi et cetera non question yooyu duñ ko daw maintenant nag bu kenn jàpp ne mbir mi da ay modernité moo tax ñuy poser question boole yooyu loolu du dëgg amul ñëpp ñoo mës a poser wu question yi ñëpp la nag toutes les civilisations sauf que ba pare de tout âge aussi mais réponse bi nga xam ne moom lañ mën a jox question yooyu réponse yooyu parfois ñoo mën a nekk philosophique wala réponse théologique wala réponse boo xamante ne mën nañ ko tuddee scientifique wala réponse boo xam ne mën nañ ko tuddee neneen voilà réponse sociologique voilà etc. mais la question en tant que telle c'est une question existentielle c'est-à-dire que képp kuy dund di xalaat di màgg question boobu day nekk loo xam ne day ñëw ci sam xel ndax dafa voilà loolu ñëpp la doomu aadama yëpp la moo tax xale yu bari bari boo leen seetloo di ñuy laaj affaire yàlla di laaj affaire mbind bi nan la demee ak di laaj asamaan si suuf si et cetera maam ñu ci lay ñuy laaj ay questions yoo xam ne mel noonu maa ngi jégalu ci guddal gi mu guddal ci buntu bi ci tàmbali gi mais que dañoo bëggoon mu maanaam mu leer que ni mbir mi fii nii maanaam loolu dafa am solo ko ñu bàyyi ko xam léegi ñu jublu ci az-zaatul muqaddasa nekk kooku maanaam kon bi ñuy wax ci jawharul fard ak di indi ay démonstration ci wàllu googu ak di ci wax ak di ci xóotal loolu c'était pour démontrer réalité mohammedienne bi la maanaam que ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa réalité dafa am existence préalable existence boo xamante ne c'est une existence primordiale voilà et que existence boobu noonu à partir de cette existence ci la yeneen existence yi amee maanaam am gi mu am noonu ci la yeneen am yi nekkee loolu xaqiqa muhammadiyya moo ko waral mais xaqiqa muhammadiyya boobu amalul mbir dafa am maanaam en tout cas démontrer ne xaqiqa muhammadiyya boobu existé na doyul pour ñu démontrer ne moom moo leen amal maanaam kon il faut que ñu xool lan moom moo amal mbiri et que xaqiqa muhammadiyya en tant que benn substance mooy jawhar est-ce que moom mën naa nekk kii amalaate est-ce que moom en tant que bi mu nekkee lu mel noonu moom est-ce que warul nekk koo xamante ne moom tam ndekete dañ koo amal parce que en tant que substance mooy ne day nekk mbir moo xamante ne day yëngatu yaa ngi dégg wax ni maanaam day yëngatu wala boog possibilité mu yëngatu am na parce que loolu moom mooy substance yëpp jawahir yëpp noonu lañ mel mooy day yëngatu wala possibilité mu yëngatu am na te maadaama mu yëngatu wala possibilité mu yëngatu am na moom mooy ne amul ci cosaan mooy am na lu ko amal te loolu dinañ ko démontrer lu tax te justement yëngatu googu ak possibilité mbir soit mu yëngatu wala possibilité mu yëngatu ne ci moom gis nga li ma la wax maanaam obligé wul mbir bi di yëngatu de mais bu fekkee bu mën nañu xool démontrer ne possibilité mu yëngatu am na te loolu jawahir yëpp substance yëpp mel noonu kon lépp luy substance dafa créé wu maanaam dafa am dañ ko créé parce que dañ ko sos nekku fi ci cosaan voilà lépp loo xam ne day soppeeku wala boog possibilité mu soppeeku mi ngi fi mooy ne amul fi ci cosaan maanaam dañ ko amal loolu moom mooy at-taxayyur maanaam modification soppeeku suy am ci mbir mu ne bu mu mën a doon mooy ne nekku fi ci cosaan loolu nag daañu ci ñëwaat ci wàllu leeral googu noonu et que kon xaqiqatu muhammadiyya dafa am dañ ko amal parce que boo leen fàttalikoo biñ koy démontrer bi ñu delloosee maanaam ba wax lan la consister en quoi ça consiste da ngay gis ne jawhar la maanaam moo tax su ñu ko jawharu fard
maanaam da ngay gis ne kon ab gànjar la maanaam substance la bu am léegi ñu ñëw ci kon buur yàlla subhaanahu wa ta'ala nekk-nekkam gi nga xamante ne maanaam sans ñu bàyyi xel sax li nga xam ne moom mooy al asma wa sifaat mooy tur yeeg melo yi ñu bañ a bàyyi xel li ñu tuddee tajalliyaat feeñu waaye yëpp mais ñu bàyyi xel rek ci ak amam moom ci boppam nekk-nekkam parce que c'est de ça qu'il s'agit mooy nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy az-zaatul aliyya te moom mooy étape bu njëkk bi ndax nekk-nekk googu moom mooy cosaanu am gi loolu nag am démonstration yi moo tax ñoo loolu lañ ne duñ ko yaatal mais dinañ ko tudd quand même globalement du dëgg globalement dafa am ay xeeti dalil maanaam ay argument yoo xamante ne ci loolu ci la ñuy mën a xamee ni ndax yàlla am na waa wala déet te argument yooyu benn boo ci teg amul kenn ku rëyum xel ak lu mu rëy xel ba dindi ko ba dijjiti ko amul mënta ne maanaam dafa mënta ne loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom mooy la philosophie wala boog la démonstration du kalam de l'existence de Dieu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci yëngatu ci philosophe moderne yëpp maanaam da ngay gis ñu tuddee ko di ci yéemu di wax ne révolution dafa am maintenant sur la vision bi nga xamante ne moom la Emmanuel Kant amoon ci gis-gisu philosophie maanaam nga xam ne léegi dafa am une révolution moom moo nekkoon imam bu mag bi luñ ko mënee tuddee noonu et que léegi il y a une révolution de ça mais en réalité du dara lu dul loo xamante ne la mutakallimuna yi maanaam surtout ci ñi nga xam ne ñooy waa ahlu sunnah wal jamaa ay rawatina ash'ari yi ci seen biir maanaam dañ koo masa maanaam dafa nekk base seen démonstration ci anam goo xamante ne voilà dañuy wax ne way voilà maanaam dafa simple voilà amul nag ku rëyum xel ku ko mën a dindi amul bi nga xamante ne moom mooy bi ci njëkk te boobu moom mooy bi gën a mag mooy lu ñu tuddee dalilul xudus moom mooy dinañ ci ñëw léegi incha allah moom mooy bi ci gën a mag mooy dalil bi wane ne dëgg-dëgg buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom am na maanaam am na te li koy wane mooy ak sosu voilà maanaam mbir yi sosu giñ sosu moom mooy wane ne yàlla am na loolu dinañ ci ñëw léegi dañ koy tamit dalilul imkaani wal wujub mooy dalilul imkaani wal wujub mooy preuve bi wane ni nangam am na ba pare lii ak waram lii la lii moo ko waral mu am tamit beneen dalil maanaam kon na nga jàpp benn ngoog dalilul xudus ñaareelu dalil mooy lu ñu tuddee dalilul ilzaamul aqli baynal wujudi wal adam maanaam mooy dalil bi nga xamante ne xel mi ci boppam sa xel te loolu xelu doomu aadama yëpp noonu lañ mel moo leen di njëtt maanaam moo leen di njëtt ci ne fokk ak am akuk ñàkk faw benn ci ñaar yi moo fi mën a ne mooy mbir mi day am wala mu ñàkk am léegi nag à partir de possibilité ba xam gi nga xam ne mbir fokk day am wala mu ñàkk am te mënta nekk ci diggante bi loolu dañ ciy sukkandikoo ci wane ne kon yàlla moom daa iman dafa war a am maanaam leneen mënta am loolu dinañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëwaat tamit incha allah bu ñu ko waxtu bi mayee ñetteel bi mooy dalilul nizamil kawni wala boog balaa dalilul nizamil kawni dalilul faqri wal ghina voilà dalilul faqr wal ghina mooy dalil bi wane ne ak faqr mooy ak aajowoo ak al ghina ak woomal mooy ne faw mbir yi dañoo nekk ci diggante ne dañuy soxla wala boog ñu nekk ñoo xamante ne dañoo am indépendance totale indépendance maanaam mooy soxla woo dara soxla woo aju ci dara soxla woo basé wu ci dara soxla mooy indépendance mais vraiment totale parfaite mu am dalilul nizamil kawni moom it mënef na ko wax rek dalilul imkaani wal wujud jege na wante na ak loolu naka noonu
mook faqr wal ghina ñoo jegewantoo maanaam dalil faqr wal ghina ak dalil imkaani wal wujudi benn la wala boog ñu jegewantoo mu def na ko dugal foofu dalilu nizamil kawni mooy dalil bi wane ni dañ koy wax tamit dalilu nizam kese bi wane ni organisation bi adduna bi organisé wu maanaam nosewu gi mooy nizamil kawni nosewu gi adduna bi cosmos bi univers bi ni mu nosewoo mooy organisation bi ci am mooy wane ni yàlla am na boobu moom moo gën a yomb parce que boobu ce n'est même pas philosophique boobu dafa boobu moom philosophique boobu moom dafa yomb moom ba démonstration boobu daa gën a yomb parce que boobu soxlawul nit ki am maanaam ay préalable ci notion philosophique des choses am ko soxlawul muy xam benn mbir boo xam ne day xóotal am xalaatam boobu moo tax boobu mooy démonstration bi gën a yomb donte bi gën a matala nag mooy dalilul xudus lan mooy dalilul xudus nañ ci ñëw dalilul xudus mooy sosu gi voilà moom mooy wujuduhu lahu dalilun qati' xaajat kulli muhdisin li sani' mais yàlla moom ak amam dafa am benn dalil boo xam ne moom mooy dafa dogu moom qati' la maanaam mooy loo xamante ne dafa am dalil boo xamante ne moom boobu dafa nekk loo xamante ne dafa dogu mooy c'est-à-dire que soo ko tegee c'est irréfutable mooy aajowoo gi nga xamante ne lépp lu nu sos soxla ku ko amal c'est-à-dire que tey bu ñu xoolee adduna bi ni mu demee maanaam loolu dañuy jëfandikoo lu ñu tuddee qaanunu sababiyya léegi man bëgguma nag ñu démonstration bi gudd ndax lépp yaataloon nañ ko ci bi ñu sharh tahawiyya bi mais dañuy gàttal rek mooy ne tey lépp loo xamante ne dafa am tey bu ñu ñëwee dinañ laaj kan moo ko amal lépp loo xamante ne dafa xew dinañ xam kan moo ko xewal ak nan la xewee tey boo nee nangam lu ko xewal nga ni diw nga ni kooku nga ni diw nangam affaire bi dafa am fu muy yem parce que su fekkente ne amul fi mu yem mbir mi du mën a ne maanaam xel du ko nangu ndax tasalsul moo ci am parce que il faut que mu am lu ñu tuddee al musabbibul awwal mooy ki nga xamante ne moom mooy ki sababal mbir mi te jiitu loolu fokk mu am mësoon nañ cee wax ci jotaay yi weesu mooy tey su fekkente ne dama ne adduna bi ku ko amal kenn ne la yàlla ñu ne waa yàlla boobu ku ko amal ñu ne beneen yàlla kon ce qui veut dire que ku njëkk ki ne ku doon yàlla ñu ne yàlla boobu ku ko amal nga ni beneen yàlla maanaam noonu boo ko toppee faf la war a am fu mu yem kon ce qui veut dire que ku mujj ki dootul yàlla maanaam ku njëkk ki dootul yàlla kon fi nga mën a yem foofu kookoo yàlla mais fi nga mën a yem fan la kooku te dafa am lu koy démontrer maanaam dafa simple simplicité bi li ko indi lii rek la mooy dans le temps wala dans l'espace en tout cas ci cause yi il faut que mu am mbir mi fu mu yem muy al musabbibul awwal parce que qaanunu sababiyya mooy les principes de causalité daa iman day soxla lu ñu tuddee al musabbibul awwal mooy ki koy amal ku njëkk loolu fokk day am mooy tey par exemple su ma nee yow dama bëggoon nga embaucher ma du dëgg dama bëggoon nga embaucher ma nga ne waaw man day bëgg naa laa embaucher ka mais nag pour ma embaucher la il faut que sama patron d'accord ci signer ma dem ci patron bi ne waaw non dina possible mais il faut que sama chef bi nga xamante ne moom moo yor suñu kii bi yëpp ci au niveau international moo yor entreprise bi kooku de signer ñu dem ci kooku ne waaw oui c'est vrai amuma man personnellement amuma benn problème mais il faut que ministre de tutelle bi signer ñu dem ci ministre bi mu ne waaw non man y a pas de souci xam naa léegi dañ koy premier ministre moom bu signer rek c'est bon premier ministre ne la non man am benn problème mais il faut que président signer maanaam kon signature ku ne daf koo aj ci signature ki ci des président ne non man moom amu problème xanaa soxna si rek moom bu soxna si d'accord rek d'accord na soxna si ne waaw man de dafa am sama benn càmmiñ rek boo xam ne kooku moom lu mu wax rek d'accord naa ci
xanaa ñu dem laaj kooku tamit daal di koy aj ci keneen maanaam mbir mi bu fekkente ne noonu rek lañ koy defee te amul fu mu yam man jamais nga embauché ma dégg du dëgg dooma embauché mukk parce que mbir mi amul fu mu yam mais su fekkente ne man embauché nañ ma rek mooy ne am na koo xamante ne finalement moom moo jël décision bi ne day signé et que après affaire bi nag toppaat ligne bi ba wàcc ba ci ki nga xamante ne man moom mooy yow mi nga xam ne yow laa waxaloon du dëgg kon loolu moom mooy ne xaanunu sabab ya mooy causalité principe de causalité pour mu mën a wér il faut que mu am point de départ loolu moom foog mu am parce que su amul rek loolu du mën a ne loolu nag moom mooy mooy dalilul xudus ci gàttal mooy ne adduna bi dafa am te comme xam nañ ni mu amee nii tey conséquence ni mu amee woon démb la et que ni mu amee démb conséquence ni mu amee barki démb la ainsi de suite affaire bi nag il faut que pour que réalité bii nii am mooy il faut que mu am fu mu tàmbalee parce que su amul fu mu tàmbalee maanaam loolu il faut mu am maanaam bu amul fu mu tàmbalee rek mooy nii mënta amee nii te foofu mu tàmbalee tamit dafa am beneen qaida boo xamante ne moo ñuy leeralal mbir moom mais foofu mu tàmbalee dafa am benn moment boo xamante ne affaire bi maanaam buñ ko delloo tey ba ci tey sax jawharul fard fokk mu am jawharul fard ku décider ne da koy amal mais kooku di décider ne da koy amal il faut que mu nekk koo xamante ne soxlawul woon ku ko amal parce que su soxlawee loolu nag foofu la ñuy duggee ci dalilul faqri wal ghina mooy ne su soxlawee mooy li wax ne soxla na parce que su soxlawee ku ko amal mooy ne moom kon ci boppam dañ ko amal mais su soxlawul ku ko amal mooy ne moom moo fi nekk mooy ne ak nekk gi mu fi nekk mooy amul fu mu tàmbalee naka jekk kooku daf fi mësa ne kooku naka jekk daf fi mësa ne te loolu mooy az-zaatul aliyya muy nekk gu kawe gi nga xamante ne moom muy al muqaddasa aji sell ji voilà aji kawe ji mbir kooku mooy amul moom dafa am fu mu voilà moom naka jekk kooku kon amul fu mu tàmbale léegi ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy kon kii beneen xeet bi ci wàllu googu ci dalil yi muy dalilul ilzami voilà dalilul ilzamul aqli baynal wujudi wal adam mooy ne xel mi nga xamante ne dalil preuve bi nga xamante ne moom moo naan al ilzamul aqli mooy ne xel njatt gi mu ñu njatt ci ne fokk am lu am wala lu ñàkk am mi ngi fi maanaam loolu mooy lan mooy ne tey buñ ne xool dañ naan adduna bi de naka jekk dafa am wala dafa ñàkk am loolu la ñu wax adduna bi naka jekk dafa am wala naka jekk dafa ñàkk am léegi tey dañ naan waa mais est-ce que mu am mooy principe bi c'est-à-dire que tey bu ñu delloo mbir mi ci ajak-jak ci ginnaaw mooy l'infini est-ce que adduna bi amoon loolu mooy principe cosaan bi wala adduna bi ñàkk am mooy cosaan wala boog de tout simplement ñu ne est-ce que existence en soi maanaam mbir yi di am mooy cosaan wala ñàkk amay cosaan buñu ne non ñàkk am mooy cosaan kon léegi laaj day daal di juddoo foofu ne waaw bu fekkee ñàkk am mooy cosaan mais kon lan moo tax le néant total l'inexistence totale am mais ñu jékki-jékki existence am parce que réalité bi moom mooy axiome bi mooy fi ñu doon déparé mooy musallamatul aqli mooy ne ñun xam nañ ne existence am na mais kon lan moo tax ba au moment où au point de départ inexistence moo am mooy ñàkk am al adam moo am ba pare al wujud ñëw ne fi mooy existence ñëw ne mooy ne kon fokk mu am loo xamante ne moom mooy basculer loo mbir mi te loolu mënta nekk su fekkente ne inexistence mooy cosaan bi loolu mënta nekk il faut que kon existence nekk début bi mooy loolu mooy raisonnement à l'absurde maanaam mooy kon existence moom moo njëkk am kon mooy point de départ bi existence moo njëkk am mais sauf que dañ seetlu ne ñun kat àdduna bii ñu nekk ni muy amee taxayur mooy soppeeku bi modification yi ci am mooy wane ne kon ndekete existence par contre ci suñu àdduna bi moom du cosaan parce que lépp luy soppeeku mooy ne parce que lépp luy soppeeku wala mu am possibilité de soppeeku dafa am ñaari mbir yu benn ci yu daje ci moom mooy
mooy ne dafa am ay doole ay force yuy appliqué wu ci moom dafa am ay doole yu koy yëngal maanaam kon li ñu naan lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole du dëgg principe fondamental de la dynamique mooy la somme des forces égale ma accélération maanaam loolu moom loolu la soit bu fekkente ne dafa yëngatu noonu la demee mooy li tax muy yëngu mooy ne doole yi kattan yi nga xam ne ñoo appliqué wu ci moom buñu leen boolee ñoom ñëpp ñoo koy yóbbu fi nga xam ne fa la jëm ci buy yëngatu loolu moom lu leer la léegi su fekkente ne nag dafa taxaw maanaam yëngatuwul parce que ñaari possibilité mooy soit day yëngatu wala yëngatuwul su dee yëngatuwul dafa am lu ko waral mooy ne doole yi appliqué wu ci moom aussi ñoom ñoo annulé wu maanaam ñoom mooy la somme des forces moom moo la jox nul lu zéro loolu tamit principe fondamental de la dynamique bi la bokk lu dëgg mooy lépp donc lu tagatembe lu ne c'est parce que dafa am lu koy xëcc fii lii di ko xëcc fee lii di ko xëcc fee ba pare bu ñu leen boolee benn ci ñoom ëppul doole moroomam ba tax mu mën ko yóbbu fenn loolu la moo tax mu tagatembe maanaam tey bu ma gisee man ma toog ni yëngatootuma dafa fekk ne fi ma toog même bu dee pesanteur bi ñu ngi may xëcc ci suuf mais réaction wu fi ma toog moom moo ma téye ci kaw maanaam et cetera xëy na am na ñeneen ñoo xamante ne xëy na ñoom ñoo ci jàpp ba tax ma mën a nekk fi ma ne du dëgg kon loolu lépp noonu la demee kon ala kulli xaal mooy ne am na ay forces extérieures yoo xamante ne ñoom ñoo ko téye léegi bi ñu gisee ni nag kon adduna bi ni mu demee yëpp mooy ne comme dafa nekk di yëngatu wala mu taxaw loolu moo possible mooy ne à l'extérieur adduna bi am na force suprême boo xamante ne moo téye lépp loolu mënta ñàkk parce que sinon du yëngatu wala boog dana yëngatu maanaam ñaar yëpp fokk mu am maanaam te benn bu ci nekk mooy ne dafa am force extérieure buy appliqué wu ci moom ba tax mu téye ko ak ci stabilité wala boog mu di ko bàyyi muy modifié wu comme que mbir mi noonu la demee mooy ne fokk kon dafa am koo xamante ne mooy ci extérieur moom moo koy téye noonu kooku nag fokk ne kooku noonu il faut mu nekk koo xamante ne ak amam moom la amul fu mu tàmbalee xam nga lu tax parce que am moom mooy cosaan sinon adduna bi mënta jékki-jékki rek ñàkk am parce que ak tarjih comme le qaida bi ak tarjih bayna shay'ayni mutasawiyayni bilaa murajjih mustahil maanaam nootal diggante ñaari mbir comme li wolof yi di wax maanaam ci gàttal li wolof yi di wax naan suuf su sutante dañ koo jël maanaam loolu la rek mooy ñaari mbir yoo xam ne ñoo tolloo mooy que mu ñàkk am ak mu am buñ fi nekkee ba pare mu am ne fi mooy ne am na force extérieure boo xamante ne moo ko amal maanaam ñaar yoo xamante ne normalement dañoo tolloo égalité parfaite lañ am ci seen possibilité bu benn possibilité bi mujjee am au détriment de l'autre c'est parce que dafa am un élément extérieur bu ko defar bu ko waral loolu moom loolu du maanaam ajuwul ci ma gis mbir mi parce que tamit lii lu mat a bàyyi xel li ma nekk di wax ni mooy démonstration yi ñu nekk di def nii maanaam ajuwul ci maanaam ci xel rek la ajuwul ci par exemple mu mës a am expérience ci mbir mi wala déet ajuwul ci loolu lu am solo la c'est-à-dire que y a des démonstrations des sciences d'ailleurs mathématiques ci loolu lay doxe maanaam obligé wu ma am benn élément boo xamante ne dama naan yàgg gis nangam moo tax ma jàpp ne mbir mi nii lay demee déedéet soxlawu ma ko de xel mi dong la laaj voilà loolu am solo la il faut que ñu différencier entre li nga xam ne ay science la yoo xam ne science exacte la yoo xam ne dañ ci xel lay dawee comme démonstration mathématique yëpp ñaareel ak li nga xamante ne du démonstration maanaam moom ay science expérimentale la c'est-à-dire que il faut que ma am expérience ci mbir mi pour mën ko am comme lu ci ëpp ci médecine noonu lay doxee ci ak yeneen yoo xam ne ay science expérimentale lañ voilà il faut que ñu différencier leen d'accord beneen te looloo tax yéen a ngi fàttali ci jotaay yu njëkk ya ci suñu sujet bi ci jotaay yu njëkk ya leeraloon nañ ci li nga xamante ne moom mooy xeeti acte yi nga xam ne ñoo am yi nga xam ne ci xel lay aju yi nga xam ne ci expérience lay aju ak yi nga xamante ne mooy ak yi nga xam ne ci charia la mooy acte yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ñett yooyu gisoon nañ leen kon loolu léegi déjà loolu kon ci tënk rek loolu day tegtale ne kon yàlla am na maanaam ngir tënk mu am léegi nag dalil bi nga xam ne moom la ñuy tuddee bon bu dee dalil wujud imkaani wala wujud loolu tamit jegewantoo na ak dalil bi moom mooy ne possibilités yi am nañ maanaam mooy tey loolu xam nga mooy lan mooy tey mbir mu nekk dafa am
nu mu mel ci cosaan et que loolu mu mel ci cosaan bu ñu delloo ba ca gannaaw fokk mu am lu fi ne mooy lan mooy tey par exemple buñ ne meew mi saf na suukar masalan lan moo tax meew mi saf suukar lan moo tax meew mi saf suukar bu boobaa dañ naan la meew mi dafa saf suukar ndax dañ cee def suukar wala boog dañ cee def lem mais tey buñ nee suukar lu tax mu saf suukar loolu question la buñ dul posé wu parce que suukar par essence dafay saf suukar du dëgg maanaam par essence la nekkee moom suukar moom moo ne moom ci boppam mooy suukar maanaam du ne daa saf suukar mais moom ci boppam mooy suukar parce que par essence noonu la mel léegi alors que tey leneen lu mën a doon loo xamante ne dafa saf suukar rek faaw ñu laaj lu tax mu saf suukar il faut que question boobu posé wu mais bu dee suukar ci boppam moom lañ xool moom kenn du fi nekk di laaj lu tax mu saf suukar du dëgg loolu nag maanaam loolu ci gàttal ci la ñuy ñëw maanaam mooy tey buñ nee existence nañ maanaam na man existé na mais lan moo tax ma existé est-ce que man maa amal sama bopp waaw wala déet ñu ne déedéet amuluma sama bopp kon mais keneen ki ci des ma ne kon ki ma amal wala man fi mu juddoo wala ni ma tax ba ma am mais ñoom nan lañ def ba am maanaam tey loolu bu ñu koy retourner di dellu ginnaaw dinañ dem ba foo xamante ne dinañ ne ah dafa am nag loo xamante ne moom dafa exister naka jekk te moom amul ko amal parce que loolu maanaam parce que moom par essence dafa exister maanaam par essence la exister moom au moment où existence moom mooy principe bu mbir yi sinon su dul loolu leneen du mën a nekk maanaam yeneen possible yeneen yi exister yëpp duñu mën a ne voilà loolu ci tënk noonu la loolu la léegi mais dalilu nizamil kawni moom lañ la wax ne moom laajul ay démonstration bu yu rëy mais li mu laaj rek mooy nit ki am xel mu ubbeeku tuuti mooy tey foofu dañuy jeexale foofu mooy dalilu nizamil kawni mooy tey su ma nee adduna bi dafa organisé wu xam nga tey su ma ñëwee fekk suñu maanaam nga romb benn kër mu màbb buñ ne mais kan moo màbbal lii tey su fekkente ne yow sa xel dafa limité da nga naan ma rek hasard la moo ko waral du dëgg bon même bu fekkente ne bu ñu xóotalee dinañ gis ne du hasard mais nañ jàpp loolu nañ jàpp ne hasard la ah lii de hasard a ko màbbal waaw kaas bi ku ko toj maanaam kaas bi dafa daanu toj désorganisé wu xam nga bu tojee maanaam cat bi day dem fe nga gis sax naan mooy tindiku leen xale yi buñ dëgg nangam parce que kawoo mooy amul benn organisation bu dëgg loolu képp ku am kër kii xëy na loolu dina la mës a dal maanaam bu la mës a dalit xamal ni yow ku raar nga wala boog mës nga koo gis sa àdduna daal dara lu toj ni buñ ne lan moo ko waral ñu ne hasard la d'accord waaw lii de hasard la moom ma daal di jàppee ko noonu hasard la maanaam ma nangu ko noonu mu nekk benn xeetu axiome ci man voilà mooy ne mu sablamaatu ak sama xel daal ci womatu rek noonu même bu dee du dëgg mais tey su ma ñëwee fekk kër googu màbboon ñu toxal ko tabaxaat ko yëkkati ko pentiir ko defaral ko lépp ba pare ma ñëw ne mais kan moo tabax kër gi ñu ne ma hasard la sama xel du ko nangu damay bañ xam nga lu tax parce que loolu dalilu nizamil kawni la c'est-à-dire que adduna bi moo mënul d'accord ci lu organisé wu ba pare ñu ne la hasard moo ko waral loolu sama xel moom du ko nangu xam nga lu tax du ko nangu tey le fait que ñun ñëpp ñu retrouver wu ci plateforme bii nii Zoom bi nii fii tey bu ñu ne mais saway comment tu t'es retrouvé dedans maanaam nan nga def ba dugg ci Zoom bi maanaam boo nee ma hasard la moo tax ma yegg si ci biir Zoom bi ba ngay mën a fekkee mbir mi loolu man du ma ko mën a nangu parce que lu tax parce que dafa laaj nga am benn kii lien boo xamante ne ci ngay duggee et cetera ak yu mel noonu maanaam dafa laaj organisation du dëgg alors que tey boo ci génnoon
man boo nee ma non par hasard laa ci génnee tayuma ko nangam boobu mën naa laa wax ne waaw ma joxaat la benn exemple su ma yoree ay xale yu ndaw maanaam képp am ay doom xale xam na ko bu baax a baax li may wax ni soo leen bàyyeeg benn néeg benn pièce ni leen dugg leen ngeen fo soo fa ñëwee di nga xam ne fii ñii li ñu def nii nam amuñ ci woon benn volonté pour def lii maanaam mooy lan mooy day rajaxoo lépp ay tasaaroo lu nekk fee lu ne tasaaroo lépp ah du dëgg boo leen joxee puzzle moom bu fekkee kiiwu puzzle yi dafa bari boo moytul di nga ci am ay éléments yoo ci perte soo ko bàyyeek ay xale yi kese boo moytul soo ñëwee 3 jours après di nga am ay éléments yoo perte ci puzzle bi parce que amuñu benn maanaam dafa désorganisé du dëgg mais tey su fekkente ne dama ñëw ne dama ñëw fekk lépp rangé waat xale yi maanaam bañ foowee gannaaw ba foowee ba tasaare ko maanaam buñ foowee ba pare loolu jigéen ñi xam nañ ci lu bari góor ñi sax xam nañ ko bu xale yi foowee ba pare boo ñëwee gis liñ def da ngay décourager da ngay jàpp ne lii kenn mënatu ko ranger ba mu baax mais tey su ma ñëwee gisaat ko mu ranger wu bu baax tegu lan laay wax damay xam ne ki ko teg nii dafa am lu mu ci namm te am na ku ko def hasard mënta def lii xam nga lu tax hasard mënu ko def justement xam nga mën a mais loolu est-ce que yow nekkoo di wax affaire bon sens quoi parce que hasard mënu ko def si dinaa ne la si xam nga lu tax du bon sens et que justement que ni hasard warulu ko parce que loolu mathématique la c'est une question mathématique te mathématique c'est une question intellectuelle purement intellectuelle voilà pas expérimentale purement intellectuelle mooy lan mooy hasard dafa am règle boo xam ne moom lay doxe hasard dafa am benn règle bu am solo bu muy doxe mooy ne plus éléments yi di bari plus probabilité wu mu tegu moo tax mathématique la probabilité gis nga ñi jàng mathématique am na partie probabilité plus mbir mi di tegu plus éléments yi bari plus probabilité bi pour que mu tegu ba pare organiser wu di jafe c'est-à-dire que tey bu ma jëlee benn këyit mu bind ci 1 jël beneen këyit bind ci 2 daa di koy sànni mu daa di tegu 1 bi tegu fii mu war a tegu 2 bi tegu fii mu war a tegu loolu probabilité 1 sur 2 la maanaam loolu mën naa ne mais su fekkente ne dama cee yokk 3e probabilité mu tegoo 1 2 3 day gën a tuuti du dëgg bu ma defee ba 10 ma 10 jël 10 maanaam par exemple ay bal ay boule yëpp benn bu ci nekk ma bind ci 1 2 3 4 5 ba 10 ma sànneendoo leen ñoom ñëpp ñu waddandoo organiser wu kenn ku ci nekk dugg ci benn kàmb ba pare kàmb yooyu moo ko xoolee ni ñu tegaloo yëpp mu nekk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ñu tegaloo wee noonu probabilité bi dafa faible parce que y a déjà probabilité wu mu tegaloo mais pour probabilité benn bu ci nekk dugg ci kàmbam loolu maanaam yooyu yëpp ay day gën a faible day gën a jafeloo mbir mi du dëgg yëpp ba tey d'accord nañ ci maanaam yi may wax nii moom yaakaar naa ne képp kuy xellu ku ne mën na ci d'accord maanaam même ñi xelluwul sax xëy na duñ ci mën a wuute xamal tax ma joxe exemple yëpp mooy ne adduna bi ni mu organisé woo ni mu bindoo ni mu taaroo ni mu rafete ni ko borom subhanahu wa ta'ala organisé ci diggante guddi ak bëccëg yi diggante weer yi ak affaire yi ni mu amee ba mu leer ma ni tey bu 8h bu ma nee la bu ma la joxee suba rendez-vous 8h et que suba rendez-vous 8h mën nañ tase place sangam parce que heure yi montre yi baax yëpp dañuy bokk heure et que changement bi maanaam xam naa ni risque mu changer amul parce que dafa organisé wu ni ma wóoree ni maanaam tey bu ma bëggoon a dem Paris yoon bii la ba ma yegg c'est-à-dire que amul benn désorganisation bu risque am ci diggante bi ba tax par exemple benn dëkk daal di soppeeku toxu dem feneen ki beneen dëkk demee neneen et cetera mais lépp dafa organiser wu tegu ni ma leeree ni maanaam dafa am mbir yu bari yoo xam ne maanaam organisation parfaite bi am ci lu ne ci adduna bi et durant maanaam le temps l'espace maanaam lépp mooy wane ne am na koo xam ne moom lii mu def nii la ko bëggee comme ki nga xamante ne wala masal ala su ma romboon tabax bi ñu tabax ko ba mu yëkkati ko teg ñu peinture ko def lépp ni ma leeree ni lii ki ko def dafa am lu mu ci namoon nii la ko bëggee woon ni ma leeree ni
néegu xale yi ñoom biñ koy tasaare amuñu dara luñ ci bëggoon mais biñ ko defaree taxaw organiser teg yëpp maanaam loolu ñoom ñoo bëggoon mbir mi placé woo nii ba ma lépp nekkaat dans l'ordre maanaam loolu mooy dalilu nizamul kawni mooy ne adduna bi ni mu demee nii mënta demee neneen lu dul ne am na élément maanaam koo xam ne être supérieur boo xamante ne moo ko bëggee nii sinon mënta demee nii loolu mënta ne loolu ça tient pas voilà dégg nga loolu moom mooy dalilu nizam al kawni yi yëpp dañuy wane ne kon l'être suprême l'essence sanctifiée voilà l'essence élevée supérieure dafa exister dafa am mënta ñàkk am bu fekkente ne lii leer na maadaama ne lii ñu wax ni lii leer na te tënk la rek parce que dañ ko tënk mais su dee ku bëgg yaatal ci mbir mi dëgg mën na dellu ci sax biñ def ci taxawee yi foofu moom dañ ko benn bu ci nekk dañ cee taxaw yaatal su ma juumul sax benn bu ci nekk dañ ko wutal ab jotaayu boppam maanaam xeetu dalil yi benn bu ci nekk dañ ko wutal jotaayu boppam ba pare indi questionnement yi ci mën a juddoo ak yeneen ak yeneen ba pare indi yeneeni questionnement yoo xamante ne day am ci le fait que lan mooy wane ne par exemple ñun d'accord nañ que ni ñun démontrer nañ ne am na être suprême mais être suprême moo bu exister kan mooy wane lan mooy wane ne yàlla la ñun yàlla bi ñuy wax la parce que ñun yàlla bi ñuy wax peut-être que par exemple gaa yi ci des kémit yi ñoom dañuy wax yeneen yàlla ñi nga xamante ne ñoom ñooy yenn xeetu comme ñoom Einstein ñoom dañuy wax ne yàlla boobu am na mais yàlla ilahul daaxili la maanaam yàlla la bu nekk ci univers maanaam mooy la nature mais du yàlla boo xam ne ilahul xaariji la yàlla boo xam ne dafa extérieur à la nature maanaam lan mooy wane ni loolu la et cetera yooyu après yeneeni démonstration la yoo xamante ne def nañ ko foofa ak questionnement yi nga xamante ne moom la ñu mën a poser wu ci biir mbir yooyu yëpp def nañ ko ci jotaay boobu ci jotaay yooyu bugguñu mu gën a gudd li ci wàllu googu mais waxoon maanaam taxawoon tuuti ci ne yàlla am na moom et que yàlla boobu am xel mënta nangu leneen lu dul ne yàlla moom am na loolu moom dañoo teniroon quand même ci teg ci wax ko ci indi ko nii léeg-léeg nag mu am ay questionnement yoo xamante ne déjà ci maa ngi fàttali charte taxawiya bi defoon nañ ko mooy question bi nga xam ne dañ ko posé woon athée bi te question bii nii question la boo xam ne bépp képp kuy athée képp ku jàpp ne yàlla amul question la boo xamante ne moom daf ko waroon a posé wu te posé wu ko mais ñun dinañ ko posé te du ko mën a tontu xam nga mooy question ban mooy athée bi boo leen seetloo mooy nit ki nga xamante ne moo dàqa wut ay sabab maanaam tey athée accident am nga ne ko yàllaa ko dogal mu nangu ko loolu athée du ko def fokk mu jéem a def ay enquête ne nañ woo police ñu xool les causes même de l'accident lan moo waral accident bi am athée nit la koo xamante ne lépp lu nekk daf koy jéem a wutal benn cause rationnelle maanaam loo xam ne xel dana ko mën a nangu ci wane ni lii am na lii moo tax waaw léegi lépp lenn détail bu nekk ci dundam day jéem loolu détail bu nekk ci mbir yu nekk lépp lu mu gis daf ciy bëgg loolu ba pare mu jàpp ne adduna bi ak ni mu amee nii yépp amul benn cause léegi lan moom moo waral kon adduna bi am comme yow nekk nga koo xamante ne lépp lu nekk dañ ciy wut cause rationnelle mais léegi man wutalal ma kon cause rationnelle parce que boo ko wutee ci yi gën a ndaw yi ci détails yi gën a ndaw war nga koo mën a wut ci détail ci mbir mi gën a mag mooy existence adduna bi ci jëmmi boppam bu dee lu nekk wutal nga ko cause xanaa existence adduna bi ci boppam war nga kaa wutal cause lu tax sa xel demul ci nga wutal adduna bi yëpp cause lan moo tax lii nii question la boo xam ne athée bu nekk war nañ ko mën a poser ginnaaw ba parce que moom nii la mel maanaam moom nature am noonu la maadaama ne nature am noonu la kon question bi war nañ ko poser moom mu war koo poser wu loolu élément bu important la voilà élément bu important la kon après nag am na ay yeneeni questionnement yoo xamante ne léeg-léeg day mën di juddu ci biir yooyu yëpp
bon lu ci ëpp quand même alhamdulilah ci foofu ñu doon wax ci sharh Tahawiyya bi leeral nañ ko ci kon ñu daal di yam foofu ba jotaay bii di ñëw ñu doog a dugg nag ci az-Zaatul Muqaddasa li nga xamante ne nag léegi côté spirituel bi moo ñu ci concerné parce que liñ doon wax ni c'est le volet théologique mooy kalaam yeegi mooy li nga xam ne moo aju ci ilmul kalaam mooy théologie maanaam philosophique bi et cetera côté boobu la mais dinañ dugg incha allah ci li nga xamante ne moom mooy côté bi nga xam ne moom mooy côté spirituel bi li nga xam ne moom moo ci intéressé ci jotaay bi di ñëw kon ñu am foofu incha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin